asalaamualeykum ñi ngi dellu di ziyaare mbokk yu tedd yépp di dellu si waat rek ca la ñoo tuddee leçon du ramadan tey ñu ñëw ci lu mbokk mu tedd mi laaj muy diggante ña ñoo tuddee les compagnons du Mahdi ak ña ñoo tuddee les disciples du Mahdi ñu ni ko différence bi ci nekk ñu ci bare daf leen di jaaxal ndax bu ñu bokkee jotaay mën nañu ni compagnons yi ak disciples yi ñooy bokk jotaay mais soo ko bëggee jàngat dañuy indiwaat beneen mission boo xam ni bu passé la bu yàgg parce que lu mel noonu amoon na ci te muy mission yenent yàlla Nuux alayhi salaam yenent yàlla Nuux te di yaskur yàlla defoon na mu am ay disciples am ay compagnons xam nga boo demee ci manuel bi ci Ghaib dañ lay wax ni ñi ñu reconnaître mooy compagnon yenent yàlla Nuux yi reconnaître nu disciple am yi te compagnon yi mooy juróom-ñaar ya waaye li lay jaaxal ci réalité boobu mooy yenent yàlla Nuux bi mu commencé di liggéey gaal gi juróom-ñaar yi gëm ni li ko boroomam wax te muy déluge bi dana am ñu bàyyi ci xel ñeneen ña nga xam ni ñoo doon disciples yi ñoom it ñii ñi ngi ci diggante gëm ak weddi waaye teewul ku ci am pont bu mu mën a daaje gaal gi yónnee nga ko ku ci am bant it dem for ko daldi ko koy yónnee mais gis nga yenent yàlla Nuux li ñu bari xamul ci shahada mooy bi mu demee ba terminer gaal gi mais 80 personnes ñoo yéegoon ci gaal gi 80 personnes yooyu majorité bi yépp moo doon disciples yi ñu ànd ak moom yàlla dogal tuufaan bi commencé taw mi commencé asamaan si di wàcce ndox suuf si di génn ndox waaye 80 personnes yooyu yépp àndoon na nag moom ci gaal gi yenent yàlla Nuux di naviguer ak ñoom ba ñu dem ba Syrie gis nga bi ñu demee ba Cham 80 personnes yi bi ñu wàccee teg seen tànk ci suuf la leen yàlla yabalal maladie ba ñoo tuddee peste maladie boobu exterminé leen ba mu des 7 ya nga xam ni ñoo doon compagnons yi te ñu bare boobu jaaxle woon nañu ndax foogoon nañ ni 80 personnes yooyu yàlla daf leen di bàyyi ci keppaaru yenent yàlla Nuux ndax mu am wéttal ndax xam nga bu 80 personnes yi doon dund kon yenent yàlla Nuux du wét waaye yàlla exterminé leen déluge bi dafa jeex rek ñu wàcc Syrie ñoom teg seen tànk ñoom 80 yi yàlla indi peste mu dal kenn dalaat kenn dal kenn dalaat kenn noonu la leen peste bi jeexalee ci lu matul 3 jours épargne 7 personnes yi li tax mu épargne 7 personnes yi c'est parce que 7 personnes yi ñoo doon compagnons yi ñoom la Ghaib bu reconnaître looloo tax yàlla ni mu organiser noonu différence bi mu doon def mooy diggante disciples yi ak compagnons yi parce que mission dina am fu muy toll képp koo xam ni nanguwul nekk missionnaire na ki yàlla dénk mission ba su boobaa Ghaib dañu koy seppi parce que Ghaib dañuy wax ni balaa ñuy d'accord ak nit ki mu fexe ba mission bi nga xam ni ci lay nekk mu yëg ni mission boobu lu mu jaral missionnaire bi war na ko jaral lu ni toll te boobu yàlla yëgoon na ni disciple yenent yàlla Nuux am na loo xam ni mission Nuux jaralu leen ko 7 yi nag ñoom mission Nuux bi am na lu mu leen jaral parce que ñoom rek la Nuux dese woon looloo tax déluge bi jeex rek yàlla exterminé la pourtant ba léegi da ngay dem Ghaib bu jël manuel bi am na nitu yàlla yuy feuilleté ba sonn pour comprendre nan la 80 personnes mënee dugg ci benn gaal déluge bi jeex yàlla exterminé leen te sauvé na leen ci ndox mi waaye exterminé leen ci maladie ba ñoo tuddee peste ba noppi nag bàyyi juróom-ñaar ya ni juróom-ñaar ya ñooy compagnon Nuux réalité boobu dem ba frappé ñu bare ba mujj na manuel ba boo ko xoolee xool ko doo mën a nangu ni 80 personnes àndoon na ak Nuux boo dee nitu yàlla la nga mën a nangu rek mooy juróom-ñaar ya
parce que juróom-ñaar yi ñoo doon compagnon ya 80 ya ñoo doon disciple ya kon nga gis organisation boobu yàlla def nga xam ni boo ko jàngatoon ci histoire yenent yàlla Nuh alayhi salaam rek di nga ko ci gis waaye njàngat boobu it mooy dellu si waat ci réalité bi nga xam ni day dellu ci mission universelle bu Imam al Mahdi nga gis ni dëgg la yàlla dina ko bàyyi ak ay disciple am waaye ñi xayb di xool ak seeni bëtu xayb ñoom mooy ñi nga xam ni ñooy compagnon yi kon da ngay gis ni soo ko jàngatee rek diggante boobu dina la jàngal ni kon ndeke mission dina am ñaari wàll yu bokkul parce que ñële ay disciple lañu pourtant bu dee wàllu shahada rek ngay doxal mën nga ni gëmoon nañu yenent yàlla Nuh ndax ñu bare ci ñoom pont yi mu daaje gaal gi ñoo ko yónnee ñu bare ci ñoom bant yi mu doon dajale bokk nañ ci ña ko daan taxanil di ko indil donte i wàcc ñëw na tourneel ko gaal gi mais bi mu tourné gaal geeg voile yi ñu def yépp ci kaw takk ko 80 yooyu ci ñu ko doon takk la ñu bokk te ci biir 80 yooyu juróom-ñaar yi ñu ngi toogoon ni patt rek kon ñoo bokkoon jotaay bi ñu toog mais yàlla mi ngi àtte bi ñu demee ba Syrie 80 yi wàcc ci suuf yàlla exterminé leen ak maladie ba ñoo tuddee peste ba noppi bàyyi juróom-ñaar yi waaye li gën a yéeme mooy nu dem ca manuel ba ñu bind ñu ni juróom-ñaari nit la yenent yàlla Nuh àndaloon pour wax la ni kon juróom-ñaari nit yooyu ñu bind ca manuel ba c'est parce que njàngat bi mooy dañ la doon bëgg wan ni 80 yi mu àndaloon xay bu reconnaître ruñ leen ndax 80 yi disciple la ñu woon mais 7 yi compagnon la ñu woon te xay bu jëmm su ànd ak missionnaire compagnon la ñuy bàyyi xel mais pas disciple rek kon xaqiqa boobu yëpp da ngay gis ni dafay dellu si waat ci melokaanu mission Imam al Mahdi ba nga mën a comprendre différence bi am entre les compagnons du Mahdi ak les disciples du Mahdi parce que lu mel noonu amoon na ci Nuh te tey amul benn xaqiqa boo mën a dellu si ci histoire Nuh ba am lu gën a clair loolu ndax dem na ba ñëpp 7 personnes la ñu jàpp te bi gaal gi di départ 80 personnes ñi ngi ci gaal gi mais mënoo feuilleter liste manuel ba ca xayb ba mu indil la 80 personnes yi nekkoon ci gaal gi waaw c'est comme si existé wuñu te existé nañu pourtant parce que Syrie la leen yàlla envoyé peste ba kon loolu daf lay jàngat ci diggante nga comprendre relation compagnon ak disciple muy relation boo xam ni bu jar di bàyyi xel la waaye bu jar di jàngat la kon soo dellusee ca xaqiqa boobu rek da ngay gis ni réalité bu ci nekk ak ni ko borom bi di tërale looloo tax aussi Imam al Mahdi yàlla jox ko réalité boobu muy compagnon yu nekk ci wetam ak disciple yu nekk ci wetam waaye kenn ku ca nekk it yàlla am benn mission bu mu la dénk ba nga mën a comprendre sa réalité ndax li gën a yéeme ci organisation Imam al Mahdi mooy dès l'instant que mu xas ba débuter mission am ñu xam ko ci shahada ba mu dem ba période bi dajjaal di ñëw mais période boobu maanaam nit wax ni dafay dem tëdd benn place pour noppalu wala pour bañ a bokk ci mission mais mënul nekk parce que mission moom mi ngi koy doxal mais dajjaal it en même temps day doxal mission soit nit ki bokk ci mission Imam al Mahdi wala mu bokk ci mission dajjaal te dajjaal it noppalul ay nitam parce que ñu bari dañu lay jàngal ci téere yi rek dëgg la dajjaal soo ko gëmee mu mel ni ku la dugal àjjana mais àjjana boo xam ni yaa ngi toujours ci danger parce que kenn mënu ko tuddee aljana ndax dajjaal dafay utiliser ay disciples daf leen di utiliser pour anéantir jullit yi daf leen di utiliser pour yàq islam waaye daf leen di utiliser pour weddiloo nit ñi yàlla tandis que Imam al Mahdi dafay utiliser ay disciples pour def iman ci xolu jullit yi dëgëral ko waaye fexe ba rox jullit yi leer waaye fexe ba jullit yi gën a xam dëgg-dëgg mission borom bi ban façon mission la kon lu mel noonu boo ko bëggee illustrer rek di nga gis ni ci histoire u yenent yàlla Nuh amoon na ca lu ca yaatu la te tey boo demee ca manuelam ba ca xayb ñoom 7 personnes yi rek la ñu reconnaître comme compagnons yi alors que 80 disciples ña nga woon ca gaal ga kon loolu lu jar di jàngat la ñuy dellu di ziyaare mbokk yu tedd yëpp di ñaan yàlla ci barke yonent bi barke Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani mu yàgg nu def taalibeem xàqan may ñuy dund ak moom dundu zahir ak dundu baatin may ñuy dund ak moom dundu abadan ba biir illiyin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu